parce que Ukraine coronavirus jamono yooyu noonu baril bi mi ngi doon jar côté $82 bi Sonko di nekk premier ministre temps yi passé xam nga ñaata la 47 Mambay te benn unité rek bu yokkoo ci baril bi xam nga ñaata la ngay yokk ci subvention lu tolloog $20 millions dégg nga lu tolloog $20 millions ngay yokk ci subvention Mambay mu nekk ay centaines de milliards donc xam nga ñoom il faut que ñu respecter askan bi Mambay yaa ngi dégg dañoo ñëw yàq dëkk bi encore une fois da ngay dellu toujours ci document de programmation budgétaire bi Sénégal amoon bi Macky Sall di dem Cheikh Diba bii moom moo ko coordonné moom moo négocié ministre des finances bi ñu ñëwee Mambay xam nga la moo doon plan bi tey pour wàññi courant beeg yooyu yëpp lépp lu jëm ci énergie Mambay étude bi mooy parce que dàqul fi jàng kenn xam nga loolu moom ñi fa nekkoon ñoo leen dàq jàng foofu gën leen ko xam wala te duñu ay politiciens itam mbandu yaakaar teraanga bii lañ bëggoon jël Mambay dégg nga pour jagleel ko askan bi parce que lee nekk fee ci Mauritanie pour nga mun ko exploiter ba dugal ko ci réseau bi dafay métti xam nga ñu ñëw sàmbule lépp di wax ba gan ñëpp daw bàyyi mbànd boobu Mambay moo tax ma ñi dañuy saboter Sénégal dégg naa interdit de sortie du territoire xaw ma nee naa nag nit ki moom waxkat mu nga téye tànk yi ba du gën réew mi waaye mënoo téye làmmiñ ba du wax force mu wax parce que boo waxul day dee wax nañu wax ba yàq réew mi donc projection bi loolu la woon ak xam nga lan fexe ba am beneen raffinerie barka dem Ousmane Sonko demutoon Turquie xaw ma Chine di wax affaire raffinerie yooyu du ngeen ko laaj fan la toll et cetera dama bëgg ngeen leen di laajaat li yaa ngi naan libre solution xam nga lu mu ci wax pour wax ne ñi dañoo yàpp Sénégalais yi li ñu dal ci pétrole bi yëpp nee na fa ay Franck Timis ak yëpp Samuel Sarr ak Atepa Goudiaby Ousmane Sonko ko bind noir sur blanc ne ñoom ñoo fi andi Franck Timis kan mooy premier allié Ousmane Sonko mu seq ak moom lu nekk après du Atepa Goudiaby moo tax ma ne ñii dañoo nekk ci entreprise de sabotage du Sénégal heureusement 54% la ñu woon je crois que am na lu bëri lu ciy wàññeeku tey nekkatuñu majoritaire Sénégal parce que sinon kon ma xaw a xeeb tuuti sama askan te kenn du xeeb sa askan Mambay mais heureusement gis naa ne Sénégal yu bëri dëpp nañu mais li ñuy yàq ci dëkk bi moom Firawna mënu ko yàqal yonente yàlla Moussa ñombar mënu ko yàq ci tool te il faut que nag ñun bu ñuy toog fii di wax Sénégalais ñu def ay compte yow koo xam ne lu mu la wax rek du dëgg fen dafa baaxul Mambay inna laa yahdi man huwa kasibun ay nit ñoo xam ne ñeneen julli lañ ñeneen chrétien lañ man de Thierno Diop su ma fenee woolee ma ne ma mës nga fen fii bi nga juddoo ba tey fen dafa diis baatu fen baat tàmmu ma ko sax di tudd man su ma koy tudd parce que baat bu diis la ay ñoo xam ne amuñu benn respect ci Sénégalais yi fen yemal ci Macky li mu yàq après nga ñëw defar Macky foofu la jaar ba jot réew dafa wër di fen ba jot ci réew Ablaye Wade dafa wër di wax lu dul dëgg ba jot ci réew wala keneen moo tax duñ ci jot da ngeen di sonn rek yàlla moo ko wax ci Alxuraan boo demee ci sóoratul mulk mi ngi foofu noonu yaa may dégg ko nguur tabaaraka lazi bi yadihil mulk wa huwa alaa kulli shay'in qadiir nguur moom moo koy joxe lu dox ngeen jot ci de réglé leen nag te gi nga xëpp yi ñu xëpp ni nit ñi bala ngaa jotu fekk sojjet jotu bu yàgg nag ànduma ak Diomaye Faye parce que moom ñoom la woon ñoomu neen la mais lu jëm ci stabilité réew mi lañ ko aar parce que gis nga ñii dañoo fat te dafa jog nit ñi jóg si ñoom parce que maa ngi dégg Cheikh Thioro Mbacké xamoo xëpp yi muy xëpp ak li fi amoon dina fi amaat li fi amoon bu fi amaatee li amoon na amaat rek encore waaw jaar ak ñoom fi ngeen fi Macky Sall jaar ak ñoom ba ñu toog di wéy seen wéyu xamal lan Ousmane namm nañ la kese jàmm lañ way ñii jaar yoonu Bamako bi ñii jaar yoonu Canada bi léegi nag moo tax ku nekk da nga yar sa doom gis nga après doomu jàmm rek ñoo fiy dee ñu jàpp réew mi di ko séddoo war ay jet privé takkum jabar bi takkar naase mooy seconde vague de takkum jabar jàpp réew mi xaalisu réew mi yëpp fooye parce que ils n'ont aucun respect pour les Sénégalais ils nous méprisent malheureusement. justement yaa ngi wax ne askan wi rek ñoom ñoo si dee. maanaam les Sénégalais na nga ko bakka yëg ko est-ce que tam jotul Sénégalais xippi seen gët di xool parce que lu ne fàng kenn du ko jeex. waaw fi mu ne nii day Mambay c'est que jàpp naa ne askan wi ñu ngi commencé di éveillé wu parce que également am na ci ay nit yoo xam ne ñu ngi taxaw à chaque fois di jéem a wax les choses di ko mettre à l'endroit donc jàpp naa ne peut-être travail bu de longue haleine lay doon mais gis naa ne de plus en plus nit ñi ñu ngi yeewu parce que tey jii nii li koy maye moom mooy. démb def naa ñu ngi ironiser di ko wax fii daanaka Ousmane bu waxee midi 5 ñu
teggi ko te am na ay jamono amaana ñu bëri. sañuñu ko woon waaw sañuñu ko woon donc je pense que ñu bëri ñu ngi yeewu parce que tamit ñun ci dëkk bi la ñu dëkk da ngay dox par saa yi da ngay gis ñoo xamante ni bi ay fervent lañ woon ñu woon koŋ ci affaire yi mais da ngay wax danaan la non neexul ba neexul nag mais sunu waaji nangam. sunu waaji nangam mais dañ koy wax ci suuf mais duñ ko fësal ci kaw donc. peut-être éveil des consciences xam nga nit moom comme ni ko benn borom xam-xam waxee mën nga nax nit ñi benn yoon mais mënoo wéy rek di nax nit ñi loolu moom mënta continuer te booy xool c'est-à-dire contradiction yi moom mooy daanaka sax li koy gën a. ñoom ñooy wax ñooy weddi seen bopp. parce que booy xool daanaka dossier boo jël déjà ci affaire ONRAC bi. On se rappelle que le premier ministre bañoon na fee jënd 30 oto ca primature def na c'était en 2024 ou si je ne m'abuse parce que da doon wax ne dañ doon rationaliser léegi jënd na 27 oto ci ONRAC 900 nangam millions déjà procédure bi oto d'occasion dañ koy yoon day tere état jël ko. loolu benn la démb également j'ai suivi Amadou Ba qui disait que fonds bi c'est pas pour le développement de la Casamance mais c'est pour les négociations mais même ñaar yooyu yëpp ba léegi y a détournement d'objectif parce que xaalis bi oto primature dafa bokk ci négociation yi. xëy na da doon taal mooy war a dem. je ne sais pas bu fekkee tamit defar building bi dafa bokk ci négociation pour la Casamance. donc man jàpp naa ne. à force ñuy gën di wax ñuy gën di dugal seen bopp donc moi je pense que comme ni ko Fofana waxee il faut que benn instant ñu def profil bas. ñu noppi tuuti parce que quand même la Ousmane Sonko sa dernière sortie déjà bi mu doon jéem a justement justifier ci la waxee problème mu ay oto yi mu jënd. dugal boppam ci ay oto dugal na boppam mu ngi doon jéem a wax ci yeneen ak yeneen yoo xamante ne bi après. coow li mu ngi ko topp donc jàpp naa ne nañu continuer di wax nañu continuer di yee askan wi di leen wax dëgg bi et puis voilà jàpp naa ne lu dul dëgg du yàgg comme ni ko olof yi di waxee defe naa noonu ngeen koy waxee lu dul dëgg du yàgg peut-être que dina metti mais voilà continuons à faire notre travail et puis jàpp naa ne askan wi dinañu yeewu. dinañ yeewu très bien ñuy nuyu bu baax Ansoumana John nee na. Fofana, Nanko, Thielou, Mambay, Simon et toute l'équipe de la matinale, le peuple vous remercie. Merci à toute l'équipe Ansoumana John. Ansoumana waaw moom nga jox wàcc waayam moom ci kër gi la bokk. waaw moom ci bu baax matinale bi la bokk. Souleymane depuis Belgique également moom it mu ngi ñuy toppee instant bi Papa Traoré depuis Hermo nee na Ousmane Sonko accusé Macky concernant la Casamance aujourd'hui c'est lui jëm ñu koy tudd ci mbirum détournement des fonds donc bari na loolu li nga xam ne. ñu ngi koy réagir. suñu yaa ngi matinal ci suuf waaw ñoom ñu ngi matinal ci suuf ñoo ngi matinal ci kaw. waaw très bien. ayca ñu yëg ci kaw tribune yéene kaay waxtaane gàmmu gi. ila Tivaouane. ila Touba ila Medina Baye. ila Thiénaba. ku si nekk fa nga nekk war nga mën a tàntal gën gi mbindeef. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. après Ndiassane ñëw ngénte. waa Ndiassane ñëw ngénte. waaye nee nañ ren jii tant yi nga xam ne moom la ñu bëgg a tàntal gën gi mbindeef. dafa em wax dëkk bi tar waw koŋ dëkk bi waw koŋ ñu yokk njëkk yépp te gaañi bu ñuy tàntal na bi dañuy bëgg def ay benn def ay teraanga ku si nekk la nga amoon da nga ko ci yebbi ndax boroom guddi gi mooy ni toll waaye nag dana jafe njëg yi fu mu nekk lépp la ñu yokk ñoo fekk si crise économique boo xam ne ñoo ngi waxtaanee ay milliards ci réew mi milliards yoo xam ne askan waa ngi koy dégg rek te ñoom ci boppam pour ñu am junni problème la ñu bëri bëgg nañu dem gàmmu ji waaye paas bi la ñu bu sax amuñu waxu balaa nag nga war a berndeel ay nit boo xoolee embouteillage daan commencé mais doo ko gis France daal di xëddeen yéenekaay bi nee na le gàmmu 2026 célébré dans la dèche l'inflation des prix maanaam njëkk yi nga xam ne dañu ko yokk dafa ñëw yokku si crise bi nga xam ne askan ñu ngi koy dund ko war a yaat bi nga xam ne ñu ngi koy dund le pouvoir d'achat des ménages donc se dégrade de jour en jour da ngay jox sa jabar junni wala ñaari junni bu demee marché day jaaxle wallaay yàlla kër gu mag moom ku ca nekk yàlla dooli sutura rek métti na lool yàlla dooli sutura ñi yor kër gu mag da nga leen di yërëm waaw métti na lool loo joxe ci dépense du doy da ngay obligé ne añ bi nañ ko def rek pour xale yi kase mag ñi moom nañu débrouiller et il ne lance aucun signal fort ñoom
toog ne bàyyi naa lii renoncé naa avantage yi privilège yi caisse noire wala yooyu mais toog rek. non Sonko waxoon ne moom si vidéo bi kii. nee na xaalis boobu dañ ko war a verser si askan wi. oui oui waaye bu mu toogee nag verser ñu ko. non Mambay wallaahi ànduma ak ñoom mais stabilité dëkk moo tax ma koy wax actuellement nii président lay commencé ah. ils doivent lancer des signaux forts pour rassurer askan bi parce que situation bi dafa métti ah. dafa attention de. Ouais, c'est très difficile. Thiel mag du ay nelawam. ah te du ko mas a doon. voilà. lii moo tax yéen kay bi daal si dikk le président Diomaye à Tivaouane ñu ngi koy xaar maanaam ëllëg si àjjuma ji foofee sa Tivaouane du ñàkk fa lay jullee moom président Bassirou Diomaye Faye yéen kay bi daal na ci dikk na également ci coowal Azer gi ak Badara Gadiaga ba nga xam ne démb moo nekkoon ganu waa Sen TV ci benn entretien bi nga xam ne def na ko fii nee na dossier bii dañ ko foqati ci doyen des juges jox ko pôle judiciaire financier te nag gis nañ li ci ki nga xam ne moom mooy Seydou Kane daj AE pour Sénégal moom Seydou Kane daanaka coowal Azer bii bu doon jigéen moom moo ci ëmb ba jékki-jékki ñu puqati ëmb ba yóbbu gisul doom gisul ëmb askan wi ne ànd fu doom di jaar fu ëmb bi jaar fu mu nekk ëmb bi la ñuy wër de 37 milliards enveloppe en état de grossesse très avancé te xam nga xoose xoose dégg naa doon interview expliqué boobu noonu mu def noonu xoose yépp sénégalais yi mënut weesu seen 37 milliards ne may xoose du ñu gëmloo ne way 37 milliards ñu ngi en place xam nga il faut nga tas ko mais nee na 37 milliards mi ngi place quoi. ñun waxuñu loolu dañu war a dina taal lamp 37 milliards ci 2 ans et quelques yow xoose ñaata village nga taal loolu moom mooy wax li muy wax noonu lépp amut solo waaye nag bu ñu xamoon la ca biir lépp mbaadu sëb la koy yoo dina bu ñu xamoon la ca biir lépp mais li Thierno Alassane Sall wax dafa leer. sëb la ba fin ba non li Thierno Alassane Sall wax. li ba wax ci dafa leer. cëfan fan yii yëpp bëgg di nga ne ndekete xoose nii suñu xool yi la bëgg a xoos li Thierno Alassane Sall wax leer na nañ ak Bassirou Fofana. waaw. wallaay li wax dafa leer dafa leer naa ñu xaalis bi jógee ci dem ci ay compte kay loolu. nee na Seydou Kane moo te liggéey démb te démb am na lu ci Badara junj. oui. mais Badara nee na Seydou Kane moo liggéey lépp bi fayee ko jotee wala exécuté jotee ñu rucc ko teg ne ci ko oui oui. mi ngi nii c'est vrai il n'a pas été payé c'est vrai. nee na lii moo tax compte tenu de tout cela le patron de AE pour Sénégal a subi toutes sortes de pressions pour qu'il lâche du lest oui moom Seydou Kane pour rek neen dund la lu ne ngir mën a bàyyi coow bi waaye coow li nanga mu gëleem la kaw la jëm tribune yéen kay daal na ciy dikk na également ci Babacar Ba njiital forum du justiciable nee na gannaaw Aly Ngouille Ndiaye génn na